mbokk yi safoo BFTV comme ni ñu ko baaxoo defee ci dimanche bi jot ci waxtu wi à midi ñu dara leen ci seen émission jokkoo di dimanche tey nag mu nekk seen première émission ci anam bu bees bi 2020 ñu siy profité au nom de toute l'équipe de la BFTV di leen souhaiter vraiment yéen ñëpp ci at mu bees mi atum jàmm atum naataange yàlla sotti jàmm ci réew mi bàyyi fi suñu kilifa yi di baalu àq na xëy na ci yëpp ay dëng-dëng yoo xam ne def nañ ko peut-être mu jëm ci émission bi wala lu leen neexul di ñaan ngeen ñaanal comme ni ngeen ko baaxoo defee ngir émission bi li ñu ci jublu rek di leen jox ay information di éviter ay kàngam yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu politique ci kàngam yooyu tey ñu ci dalal benn jeune boo xam ne xam nañ ko bu baax ci Sénégal xam nañ ko au niveau de la région de Diourbel muy monsieur Mara Diop nekk responsable politique APR fële sa Ndindi mais aussi nekk attaché de cabinet du ministre de la formation professionnelle monsieur Dame Diop ba ñuy tàmbali suñu question yi dañu koy bàyyi mu nuyoog mbokki internautes yi ñu doog a dugg suñuy laaj Mara ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum mbokki BFTV maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ginnaaw bu ñu ziyaare nuyu xalif général des Mourides ñu ngi ziyaare Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy sunu buntu ci kër Serigne Touba di sunu wasila di nuyu le président de la République son excellence monsieur le président de la République di ko wax ne bonne et heureuse année bi ñu jëm yàlla na ko yàlla woyofal yan bi bu baax a baax ci boppam te it indi jàmm ci réew mi comme ni ko ñëpp di waxee waaye it aussi ñuy am tiis sunu wayjur wi nga xam ne moo fi bàyyi ko muy yaayu Ousmane Masseck Ndiaye di njaw ma kodduloo di ko ñaanal ajjuma bi ñu génn dimanche tey ji la ñaan gi ñi ngi koy ñaanal fe di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana kenn ku ne xamoon na sunu diggante ak Ousmane Masseck kenn ku ne xamoon na it aussi sunu diggante ak soxna soosu fi bàyyi ko di soxna njaw ma kodduloo yàlla na ko yàlla xare àjjana. def maanaam suñu yooyu am solo boobu bon dañuy dugg nag ci actualité nationale bon li gën a teew mooy président de la République le 31 décembre def na comme ni ko ay ñu ko daan defee 7 ans yëpp jàll discours à la nation mais li jaaxal nit ñi dafa waxoon na bi muy doog a falu en 2019 que année sociale la ñuy dem mais seetlu nañ ci discours am bi gisuñu benn parole boo xam ne jëm na peut-être ci action sociale nit ñi ñu ngi doon xaar électricité bi mën a déclarer ne wàññi na ko mais gisuñu loolu ñu ngi doon xaar mu wax ci wàllu pétrole bi gisuñu ko est-ce que discours bi tam manqué wut continue ba moo tax sax buñ paree mu def conférence de presse. jërëjëf laaj nga ma question boo xam ne bu am solo boo xam ne sénégalais yu bari ñu ngi koy commenter di ci waxtaan. muy lu am solo nag ma jàpp ne discours bu intéressant le président de la République def discours bu am solo boo xam ne tey képp koo xam ne ab sénégalais nga boo xam ne tey jàpp naa ne Sénégal yitteel na la discours bi président de la République wax mu am solo lool di nga ko apprécier mais nag day am nit ñoo xam ne nag ci kàddu président bu jógee ca la ñuy bëgg buzz ba la ñuy dox ñu di ca dox di ca wax man jàpp naa ne am wax nga ko nee nga président de la République waxoon na ne année yi ñu jëm année sociale ma rappelé wu bu baax rek année bi ñu génn jàpp naa ne année sociale la à 100% parce que bu ma ne la à 100% bourse sécurité familiale yi gis nga ni nga xam ne ni tey ñun ñi nga xam ne dañu dëkk ci àll yi am ay nit ñu nga xam ne dañu néew doole ba nga xam ne ñun buñ mosaana liggéey yi ba ñëw sax dañ koy bokk ak ñooñu nii leen bourse yi doon jàppale am na solo trop. beneen bi ci desit nga wax wàllu courant bi ne président dañu yokk courant bi man maa nga dëkk Ndindi maa nga dëkk ba 200 kilomètres de Dakar booy xool ma sama commune mi ngi ci 43 villages depuis 2000 courant bi mu jógee Ndula ñëw dànq seen ñëw Ndindi foofu la yam ci dëkk bu toll nii tey Ndindi nga xam ne kenn ku ne gis na turam ak ni mu toll ak dayo bi mu toll man am naa ma kàttan mën a fay courant tey courant boobu may fay président daa ma subventionné tey subvention boobu bu ne magat naa la dindil subvention boobu ngir ña dëkk kokki céeréer nit nga ña dëkk layaabe ngir ña dëkk dànq seen ngir ña dëkk kër ngalgu war a mën a am ci subvention boobu courant dama ko koy nangul parce que it sénégalais dimbalante loolu fi la ko fekk
tey nit ki nga tane nga jàppale ko ci beneen côté bi fi leen ko fekk loolu man jàpp naa ne président amul lu mu yokk ci courant bi au contraire ñun sénégalais yi ñoo bëgg a dimbalante suñu bopp mu woyofal ñu ko loolu du yokk bu ñuy dem di jox di gars yi di ci mars ak di ci wax naka su dul noonu man jàpp naa ne question bi réellement loolu la te it kenn ku ne gis na directeur général Senelec effort yi nga xam ne mi ngi koy def fan yi di ñoom ndax man dans le département de Diourbel tey gis nañ tooki gar yokk nañ fa tey diggante bi mu amee léegi rek tooki gar 7 villages taal nañ ko fa même pas semaine bii passé kenn ku ne gis na ko ci télé bi directeur général wàcc foofa taal fa 7 villages yoo nga xam ne musuñu am courant donc loolu kon jàpp naa ne impact bi nga xam ne président mi ngi ko doon wax ne day wàññi courant bi day wàññi courant bi dëgg la mi ngi dem foofu. mais di jaaxal nit ñi kay mooy dañoo waxoon ne Senelec am na courant bu doy ba daf koy sax jaay waaw léegi nag diggante boobu lan moo fi war a soppeeku ba ñuy dindi subvention nag damaa jàpp ne bu gannaaw bëri na ba ñuy jaay kay war na ñoo continuer di jox Sénégal. effectivement Senelec tey jii rek am na leneen lu yokk ci réseau bi loo nga xam ne nii tey jàpp naa ne. su fekkee ne la ñu yoroon daaw rek. ci la ñu yem pour que ñu mën a électricité dëkk yëpp dana difficile. ndax Sénégal day màgg nag. dëkk bi day màgg. bëgg courant bi ñuy am day màgg. bu fekkee fa nu yemoon fa la ñu yem rek naan am nañ bay jaay. da jàpp naa ne courant du mat fépp nag. waaw mais nag waaw courant bi moom xam naa ne pour ngeen convaincre Sénégalais yi moom du yomb mais nag wàllu aussi pétrole bi gaz nit ñi di wax ba sonn nga def discours à la nation. waxoo si benn yoon est-ce que loolu tamit jàpp nga ne lu jàpp foofu dinaa la ci tontu merci beaucoup ndax président de la république jàpp naa ne tey ku ko xam dëgg xam na ne moom séparation des pouvoirs daf ko mos a doxal di ko dox maa ngi ciy remercier di sant it baro bi ndax bërki démb ubbi nañ seen baro bi vraiment président def fa discours bu am solo wane waat ne tey delloo na leen gëdd bañ war a dem tey mënuma jël mbir ñoom dañuy wax ba ñu yóbbu mbir mi ci yoon mbir nag mënta nekk ci yoon président lu toll ni président de la république di ca addu looloo nag da ngay influencer nag baro bi kon nag président mënu ci wax parce que mbir mi dafa nekk ci yoon. waaw mais discours bi ba mu jeex gisuñu fenn donte année bi sociale ngeen wax fu Macky Sall waxi social. waxi social kay mënta weesu li muy def di. ndax tey comme bourse par exemple bourse familiale yi nga wax. waaw mais fekkee at mu jot dañ koy yokk tamit est-ce que loolu baax na ci réew mi parce que dama jàpp ne bu ñu joxee tey 300000 ñooñu war nañoo mënal seen bopp ba bu ëllëgee ñu wàññi kay xanaa waaye waruñoo di yokk. boo gisee tey yow xëy na buñ ne Dakar la ñu nekk man ci àll bi laa dëkk toujours chaque week-end maa ngi ci àll bi chaque week-end. man weekend bu jot damay dem ci àll bi te bu ma demee it du ma yam biir nii ni damay dem ci yeneen gox-goxaan yi nga xam ne moo fa nekk. donc man jàpp naa ne président de la république yëmut ci bourse yooyu mi ngi def leneen lu am solo parce que it ñun dañuy toog ba benn moment président de la république en tant que institution nga xam ne tey comment dirais-je nga xam ne tey ndimbal yi nga xam ne ñi ngi koy jàppale yeneen réew yi ñi ngi koy jàppale waa néew ji doole yooyu aussi xëy na ñoom ñi ngi biir Dakar xamuñu li xew waaye nag ñun ñi nekk ci àll bi nekk ci tey Sénégal du Dakar rek Sénégal du Saint-Louis rek Sénégal du feneen Sénégal au plus fond fi gën a sori ci réew mi jàpp naa ne ci Sénégal la bokk te ñooñu dañoo war a sentir seen bopp ci réew mi am na ci ñoo xam ne seen loxo jotiwut seen gannaaw dëgg la man ndax gis naa ñu taxaw di wax naan réew mi bu ñu demee ba ci kanam xiif dina fi am xiif du kii président de la république tàggale na loolu ak sénégalais yi bon Abdou Mbaye ngay wax. Abdou Mbaye moom tàggale na loolu. Abdou Mbaye moom wax na sénégalais lu leer na leen at yii di ñëw moom ba boo ngeen takk seen biir yi ndax xiif na leen dama koy delloo kooku moom du ma ko je le respecte beaucoup c'est mon ami nag mais ki nga xam ne dafa yoroon volant bi di wax ne fii la. kaddu gu mu njëkk a yëkkati tàgg président de la république na delloo si waat xelam xam ne Sénégal ga naqari du gii wala illaa Sénégal ga doon naqari bi ñuy doog a jot réew mi lay doon ñàkk te léegi moo tax président de la république jële ko fi pour que teg fi koo xam ne ku mën a diriger affaire yi. non affaire moom dañ leen a bàkkee yéen ku ànd ak yéen ngeen tagg ko bu wàccee ngeen xalab ko tamit. déet ku ànd ak ñun tey def lu baax
danañ ko wax ne lii ngay def kat lu baax la waaye kuy ànd ak ñun tey di xool leneen di xool di piis leneen ne kii dañuy taxaw ne la kat saawaay yow mii fa nga jëm baaxut. te Abdou moom wax dëgg yàlla kenn ku ne mën a wax je le respecte beaucoup sama xarit la président de la république moo ma boole woon ak moom sama xarit la mais je le respecte beaucoup mais nag il faut que mu arrêté affaire am yooyu nga xam ne moom mu ngi koy def. bon gannaaw tudd nga Abdou Mbaye dinaa ñëw si beneen opposant loolu sax dama siy njàmbasaale wàllu démocratie njàmbaas si tamit conférence de presse bi président def bi nga xam ne ñëpp dañoo jàpp ne ñàkk ku ko défendre. moo tax mu def ko d'abord ñëpp dañu jàpp ne président ñu koy défendre jour 31 ñi mu ñu woon a dem sax ci plateau yi moo tax mu obligé dem di défendre boppam. jour 31 boo xoolee plateau yi ñi ci dem rek presque mën na ba 4 ba 5 ministres yoo xam ne ñi ngi woon ci plateau. avant discours bi waaye avant discours bi beneen bi ci des démocratie dëgg mooy que nga dem indi journaliste ba nga xam ne comme ça yow mii nga xam ne tey tu es libre. jàkkaarloog président mu ne la am nga droit question boo ma laaj ma tontu la ko kooku ci démocratie la bokk am na réew yoo xam ne président ba day yëkkati discours de la nation jeex na keneen du ca addu. mais est-ce que noonu la demee ku mel ne Pape Alé Niang dafa mel ne da ngeen def lobbying pour mu bañ a ñëw de. Pape Alé participer na ci réunion yu njëkk yi ndax avant ñuy def kii bi avant ñuy def conférence de presse bi. journalistes yi nga xam ne dañ leen doon kii du ma démentir moom. participer na 2 fois ci réunion yi Pape Alé dem na palais participer 2 fois ci réunion yi. yaa ngi def révélation de taille. dem na ko wax dem na palais participer 2 fois ci réunion préparation yi nga xam ne pour point de presse au président de la République donc man jàpp naa ne un opposant bu kasewu du ma ne un journaliste un opposant bu kasewu pour régler ay problème personnel am. parce que ba réew mi jotee pour ñu défendre ko journalistes ya nga xam ne nii tey ils ont fier man jàpp naa ne ay journalistes pur et dur la taxaw nañ jàkkaarloog président question yi nga xam ne intéressé na réew mi ñu laaj ko loolu ci démocratie la bokk. tey man dama jàpp ne point de presse boobu c'est pas pour amul ku ko défendre dafa am droit ne war na maa rendre compte population bi. war na maa wax ak askan wi ci kaddu gi nga xam ne dégg nañ ko. mu wax ak ñoom ca kaddu googu. muy président de la République point de presse boobu lu am solo la tey lu yee lu bare ci doomu mais ni mu ko defee discours à la nation bu jàllee damaa jàpp ne dañoo war a bàyyi plateau yi opposants yi toog fi pouvoir toog ñu discuter ci li président wax mais ngeen jënd temps d'antenne yëpp ba. Mennum Sen TV bi nga xam ne sax moom da ngeen presque rey ngeen ko moom da ngeen koo bëgg a tëj benn yoon. Sen TV moom kese dem ak Sonko. mais à part ça démocratie bul ma ndax damay toujours dama koy wax bu ñu ne le cas de Sonko daf may reeloo parce que jàpp na ne moom war na mën a diriger lu bari Sonko da ngeen may wan association bu mu jiite. parti la jiite. non war ma association bu mu jiite avant muy jiite parti. mais parti moo ëpp doole association. nañ ma wan association ndax parti bi supposons tey ma jàppale parti bi à Diourbel ki ma dëkk parti bi ku ko fa jiite. mag koo xam ne ki ko jiite responsable des femmes responsable des jeunes responsable léegi ñoo bokk ndey ak baay jëkkër jabar rakk doom. foofan la Diourbel. ki jiite parti bi Sonko. kooku mu tudd. ki jiite parti bi Sonko. bi nekk Diourbel. nga ne moom rakkam. keneen ak keneen Marème Faye Sall Mansour Faye ñoo mujj ñëw ci parti bi. waaw mais Mansour ñoo mujj ñëw ci parti bi. président Macky Sall parti bi muy ñëw ñu ci bari famem ñoo ci mujj ñëw ma wax la ko ku ci dut Marème. parce que Marème nit ki mënoo amit sa borom kër nekk ci lenn te doo ko ca jàppale vraiment da ko ciy jàppale bu baax. mais ñeneen ñi ci des président dafa daa faral di wax ne parti bi moom ma ko askan wi ñoo ko moom. parce que it fi ñu indee parti bi askan wi ñoo am lu ñu doon faj jël parti bi taxawal ko dox ci wax ci. en commençant par waa Touba ak Mbacké. en commençant par waa Dakar ak waa Fouta diaspora bi ñëw. kenn ku ne mu bañ ko ba jël 14e région def ko diaspora bi parce que booba parti bi du famille. donc man jàpp naa ne bu dee parti bu ñuy taxawal dëgg
APR kenn gënu ko ci. mais Sonko moom seen modèle économique bi moom ngeen ne dara baaxu si parce que moom bokkoon na si ñuy wax ne lu demee nekk terre bi nee woon na du daw ngeen ne dana daw du daw am na si seen kaw dëgg beneen bi mu ne réew mi dana gën a métti te nit ñi ñu ngi wax chaque jour réew mi amul xaalis dafay mel ni Sonko lu muy wax lu ngeen ko attaque après day am seen kaw dëgg. Sonko mënta am ci ñun dëgg bu doon am ci ñun dëgg rek les 94 milliards mu indi les preuves jusqu'à ba jant bi so Sonko 94 milliards yi du ci indi preuve parce que dafa am loo xam ne moo ngi ci woon parce que man mënuma comprendre nit ki di dund ci système bi yar la ba nga màgg di la fay Sonko kenn ku ne xam na ne ci impôt domaine ay litiges yu garaaw la fa def nag. yaa ngi accusé de. ay litiges yu garaaw la def biir impôt domaine bu ñu woowee ñu wax ko bu ñu woowee ñu ne ko tey lii ak lii Sonko moo ko fi def. waaw mais bu ngeen amee preuve kay génn leen ko rek mu leer mais vous n'avez pas besoin di xaar Sonko. c'est que xam nga sénégalais benn problème la am tey lu président de la république jóg taxaw wa ilaa lu yoon taxaw du ma ne président de la république yoon laay wax parce que réew mi réew yoon la. tey li may wax nii tey bu fekkee ne nit ki offensé naa ko te aw ma preuve mën na ma yóbbu ci yoon. bu yoon taxawee ñu ne voilà. kii kat da koo bëgg a liquider ndax jàpp nañ ne moo ko war a succéder wala jàpp nañ ne tey moo war a moo ko gën a sonal ci opposant yi wax naa ko ci sama biir wax dama naan association bu Sonko jiitee koo xam ne yow mosoo nekk lenn lu dul courtier nga mos a nekk. courtier fan courtier nga mos a nekk. courtier mooy. maanaam tey di lijjanti ay dossier biir impôt et domaine yëmutoon ci impôt et domaine gi mu doon liggéey de ay marché da daa am biir impôt et domaine Sonko am lu mu cay lijjanti pour nga jox ko ci commission. Mara yaa ngi def accusation. mais looloo am quand même bu leen jàpp ne opposition yi tamit da ngeen war a chaque jour di leen ak parce que da ngay wax nii est-ce que bu ñu la si yóbbu woon tey si yoon. na ma ci yóbbu ci yoon na ma ci yóbbu ci yoon. waaw na ma ci yóbbu ci yoon ñaata ay marché yu nga xam ne bi gagné na ko ci bi muy nekk ci biir état bi. Sonko bu ne am na kër biir Sacré-Cœur. ba am na genn kër biir Sacré-Cœur mi ngi ay kër yu dul jeex yu ñu xam ñun. waaw d'accord léegi dañuy xam naa ne Sonko moom li gars yi naan cuuraay li mais bu dañuy génn si Sonko ñëw si ñoo lànk ñoo bañ ajjuma bi def nañ marché bu rëy bu réussir nag ñëpp génn war ngeen si def jàngat nag. du ma ne sax ñoo lànk ñoo bañ ndax ñoom jàpp naa ne lu nu tax naan ñoo lànk ñoo bañ. gis naa leen sax ñu dem. président Ablaye Wade. président Ablaye Wade. waaw mu dalal leen nag. mu dalal leen dégg naa ko. mais am na loo xam ne ñoom dugaluñ ci seen baay. du ma ci yedd kenn Karim Wade laa ci yedd. am na ñoo xam loo xam ne ñoom dugaluñ ci seen baay. ndax it nit ñoo nga xam ne tey bu ñu toogee ba 4 heures du matin boo leen fekkee seenub jataay ay drogueur lañ. tuxkat yi yàmbaa kese ñoo fa daje. ah non loolu nag dama lay dagg nga may ma tuuti ña fa nekk tam nga may ma tuuti ay rappeur nga may ma tuuti ma continuer li may wax dafa am solo parce que il faut sénégalais yi xam yan genre nit lañ nga yor micro di wax rek jóg naan ñoo def lii ak ñoo def lee il faut sénégalais yi xam ñan ñooy wax ak lan moo tax ñuy wax parce que it wax jooju ñuy wax bu fekkee ne tey li sudd nañ koo ci dëkk micro du taxaw wax bu ñu toogee rek sans utiliser wuñ dara koo ci dégg micro du wax parce que xam nañ ñi jàkkaarloo ñan la président Macky Sall nag dafa am jeunes yu civilisé yoo xam ne tey macha allah am na loo xam ne rus nañ ko sax di ko def wala di ko wax mais ñoo lànk ñoo bañ man duñu référence soxlawuma leen sax planton ba nekk nit ñi def leen comme référence. waaw moo ne dañu fa nekk wax dëgg yàlla. parce que ay drogueur ñoo fa ne. waaw ña fa nekk désolé ña fa nekk nag en 2012 wax dëgg yàlla président de la République jël na tànkam dem seeti leen pour ñu jàppale ko nag. mën na jël ndax booba président de la République lan moo ko yitteloon mooy bépp sénégalais ba nga xam ne tey œuvre ne pour lu demale kanam dëkk bi rek nga di ko wax di ko sans autant que mu nekk sa xol sax dina waaxu dem seeti la. parce que booba Sénégal ko ñor booba réew mi jubbanti ko moo ko ñor. loolu moom du question que ne lu tax mu dem seet leen mais loolu képp koo xam ne
dof ba fa nekk ca wetu këram doon wax ne réew mi da koo yitteel président Macky Sall da lay seeti parce que dafa war a considérer dof boobu que ne ci réew mi la bokk mais nag bu demee ba découvrir kan lay waxal dana def attention ci ki muy waxal. bon si kan lay waxal jooju si laay ñëw parce que keroog si conférence de presse bi moom laaj nañ ko si mandat bi moom du si wax te yéen du ngeen si wax ndax ku si wax mu tagg sa bopp loolu moom tegeen na boor waaye nag wax dëgg yàlla nag kuy ànd ak ay nit am ambition nekk président waroo leen a tere nag ñu am ambition. waaye dama lay laaj wax jooju tamit. dama wax na dëgg dauphin moom ca géej ga la ko xam wax dëgg yàlla man miit ca géej ga laa ko xam comme noonu mu ko waxee. dauphin ngay rafetlu wax jooju. dama koy rafetlu bu baax a baax te di ko ci remercier parce que kaddu googu dafa am solo parce que il faut ñuy jéem a jubbantiwaat nit ñi ci kaddu yi ñuy wax ak langage yi ñuy wax ban façon nit la ñuy waxal nit ñi du ñuy jaayil gis nga mandat président de la république. ay journalistes yu bari interview nañ ñu di ñu ci laaj dafa am loo nga xam ne daf ko taxawaloon ci réew mi dugg ci réew mi tàllal loxoom sénégalais yi yëkkati kàddoom fal ko à 60 et quelques %. mais matagut at nan lañ war a mën a xamee nag wax dëgg yàlla que ne day toxaat wala du toogaat. ah mais mënut a taxaw wax ne rek 2024 du ma présenté loolu yombul. mënu ko wax parce que xam nga lu tax mandat bi du question loolu du débat. mandat président du débat bu ñu ko indi polémique à chaque fois que wax na ko nee na toog nañ fii daaw ñu laajaat ko ñu toog fii man journaliste bu ma dékk micro la ngay njëkk a wax mooy mandat président loolu du débat xam nga lan mooy débat bi dëgg question bi nga ma njëkk a posé nan la président de la république war a def ba sénégalais ba nga xam ne ma nga ca kokki téeréer war a mën a gis boppam ci réew mi loolu la tal loolu la bëgg loolu foofu la bëgg a teg tànkam ba tax na yeneen yi nga xam ne tey ay jaxasekati nit ñooy dugal ñooy dugal xalaat boobu ci bopp nit ñi pour bëgg a wëlbati vision bi nga xam ne président de la république am na ko loolu lañ bëgg a jaxase mais mënuñu ko. waaw mais seen parti bi moom ñu ngi force yu bëy Mimi Touré dafa bëgg Amadou Ba dafa bëgg Matar Cissé dafa bëgg. président nag ñii ñëpp mënu leen a bokk nag wax dëgg yàlla. mais ñooñu ndax taxaw nañ wax ne dañoo bëgg. waaw mais nit ñi tamit ay xel lañ yor di xool. président xam nga loolu mooy li ma la wax léegi. dafiy jóge nag dafiy jóge 2024. mais ku ko remplacer dafiy jóge ka koy remplacer wax na ko du moo ko yëkkati teg ci ne kii moo may remplacer ka koy remplacer sénégalais yi ñooy toog xam ne kii doy na leen. ñu remplacer ñu taxaw remplacer ko président de la république. bu boobaa nag président de la république moom kenn ku ne xam na ne ak ngorom ak dignitéem que ne day taxaw tàccu ne kii kat sénégalais yi ñoo ko wóolu nañ ko wóoloo woon. ku mel ne journaliste Yérim Seck wax na ne Macky Sall am na 4 dauphins yoo xam ne ñoom la ko yéene wax na itam ne mu Idrissa Seck ni ngi waxtaan loolu lënt na xeli sénégalais yi de. waaw loolu li ma ciy wax journaliste Yérim que je respecte beaucoup dewuma ci xelu président de la république ba ne lii la bëgg nit ki buy wax na xool ne tey la mu war a wax bu fekkee ne bëgg bës sax bu mu ko ci tax a dugal waaye wax dëgg yàlla ku xam président de la république ak discrétion ku xam président de la république ak respecté doomu aadama yi ku xam président de la république ak jox cër doomu aadama yi xam na ne du wax mukk lu mu gëmul. président de la république lim leen wax la gëm képp ku fiy toog sénégalais yi la fi teg amu ciy dil dama ko xam bu baax. gis nga jëmm ji toog di Cheikh Sidi Moukhtar. li tax ma jàpp président de la république mën na maa bind livre ci diggante Cheikh Sidi Moukhtar ak président de la république. wax nañ ne yow bokk nga ci ñi ko dugal guy. effectivement bokk naa ci ñi ko fa dugal ci moment bu difficile nag te président xam loolu bu baax nag. di ko doxe ndax Serigne Cheikh Mati lay daawut jaxasoo koo xam ne nii ay tappaleeg yooyu daa nekk ci yow te am na cër bu mu joxoon président de la république boo xam ne nii tey néew na ci doomu aadama mu jox ko ma xam ci lu mel ni lu leer nañ dañuy toog guddeeg bëccëg suba ngoon ci qualité yi président de la république la daa wax donc kon jëmm jooju nga xam ne sénégalais yi nangu nañ ak nit ku sellam. sénégalais yi nangu nañ ak gëm suñ boromam sénégalais yi nangu nañ ak lépp lu nekk ci dëgg ak kii rek sëñ Cheikh Mat lay ma nga caw loolu moom
kooku du jaxasoo koo xam ne nii tey jàpp naa ne ëllëg da ngay am ndax damay fàttali que kàddu gu mu waxoon sëñ Cheikh Ahmed Lay ba mu jógee ca place de l'Indépendance ñëw mu jafe woon lool mu ne président ne ko mu ne sëriñ bi man de ndigal li nga joxe dama cee bëgg dem te dama lay ñaan su fekkee du ma ci jariñ sénégalais yi nga ñaanal ma fii bu ma ci jot kooku dafa dogu woon ca la mu doon jëm donc jàpp naa ne tey dogu googu mu ca dogu woon sëriñ bi it àll ba mu ca àndal loolu moo indi lii lépp président de la république ku bëgg Sénégal la. bon booy wax Sëñ Sidi Mokhtar moom duñ la mën a dakk donte ñu doon wax si wàllu politique mais dañuy ñëw nag si seen ministère bi nga ne ministère de la formation professionnelle de l'emploi artisan je pense. mais problème mu emploi jox nañ ko Dame Diop jox nañ ko keneen mais ba léegi ça pose problème Sénégal jeunes yi mënuñoo fexe ba am liggéey chaque jour même seen biir parti gone yi dañuy jooy liggéey di jooy liggéey. jërëjëf wax nga ma laaj nga ma question bu am solo boo xam ne man ci wàllu ndaw dama ciy sawar parce que je fais partie du conseil national de la jeunesse man maay trésorier bi donc secteur boobu nga wax dafa am solo ci président de la République am solo ci ndaw ñi aussi parce que ñaar ñi nga xam ne ki koy joxe ak kiñ ne moo koy joxe ak ki koy wut ñaar yooyu yëpp daf ci am solo ci ñoom. gis nga emploi Sénégal jàpp naa ne tey du état mooy joxe emploi état day teg condition yi nga xam ne nit ki mën na ci am emploi tey looloo tax président de la République ci mbaaxam mu wëlbatiku daan ne nañu ndax souvent da ngay gis dem université da nga fa fekk koo xam ne dafa jàng ba am licence am bu génnee boo ne ko lan nga man danaan la dara lu dul xanaa jàng. mais loolu moom la wala état foofu laay jëm dama lay leeral souvent da nga fay gis koo xam ne dafa jàng ba am ay licence am boo ko génnee nga fen lenn rek nga ko mën a def matière ba mu nekk nga dugal ko ci kii mais tey formation bu qualifiant pour sénégalais bi am ko moo doonoon kii loolu tax na président de la république daan ne man kat li nga xam ne tey société yi ci si réew mi ñi ngi ma ko daa jox état di ko dugal feneen naa ko dugal ci formation professionnelle muy 20 milliards. effectivement 20 milliards yooyu ci la ko def 3FPT ñuy joxe ay bons de formation yoo nga xam ne tey nit ki dañ lay jël 90% état fayal la ko pour nga am formation bu qualifiante. parce que nit ki mënoo koo jël dugal ko ci barab. te amul formation ba nga xam ne moom la soxla tey supposons ma jox la rek BRT bi ñi ngi nii doon ko def wala kii bi ñu ngi nii doon ko def mais ñi nga xam ne nii tey ña nga fa doon liggéey dañ leen a jëggaani parce que sénégalais bi amul xam-xam boobu loolu nag président de la république bi mu jotee réew mi def ci profito donc moo taxoon ba ne dana joxe ay 1 million d'emplois 1 million d'emplois boobu tey formation professionnelle boobu bu ñëwee tey ba nit ki am formation professionnelle 2 millions d'emplois mën naa nag parce que nit ki it mënoo ko jël dugal ko ci secteur te secteur ba nga ko dugal amu fa formation bu man loolu it yamu ci vision président de la république mu baaxe comme le ministre Dame Diop que je salue au passage wax dëgg yàlla mi ngi def liggéey bu am solo du li ma nekk ci cabinet en tant que attaché de cabinet mais Sénégal yëpp nangu nañ ne que Dame Diop secteur bi ñu ko jox daf ko xam daf ko maîtriser te mi ngi ciy def effort yu am solo ñun ñu bokk ci cabinet bi sax dama ko yërëm parce que da ngay xool ne ministre bi 24 heures sur 24 day mujj sax vie de famille am da nga mu ne man li ma président jox dama ci bëgg mu am ci ndam donc loolu kon jàpp naa ne sénégalais yëpp la koy defar nga ba ma dikkaat ci problème d'emploi boobu président yemul foofu mu indiwaat PF2E bi nga xam ne tey bërki démb rek maa ngi ciy félicité ki nga xam ne moom lañ ci nommé muy Ousmane Diédhiou proviseur la ku ko xam la ku ko man la lool ku xam le secteur boobu donc PF2E nga xam ne tey dañuy ñëw xool entreprise yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi. mooy école entreprise yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi lu ci mel ni teeru bi mën na ko jël exemple ñu dikk ci teeru bi ñu ne teeru bi d'ici 2 ans yi danañu soxla tey ay employés lu toll ci 100 yooyu dañ leen di dugal teeru bi
état di yëkkatiwaat bourse jàpp naa ne emploi président mi ngi ciy def leneen lu am solo. bon yemut foofu. bu ma la bàyyee si Dame Diop nag émission bi fa lay yem parce que Dame Diop moom il faut tamit ñu wax parce que gis nañ mu def ay benn nomination un certain Fall bu dëkk Diourbel koo xam ne vaar nañ ko ne def daan sànni xeer président lu ko neex vraiment jeunesse su APR bi nekk fi nga jël kooku nommé ko indi na coow lu bëri kam seen au niveau. loolu dinaa ci leeral lu bare ndax man jàpp naa ne un opposant du accompagner président de la République. nu mu tudd Modou Fall. dëgg na lu wóor que je salue au passage di ko féliciter vraiment engagement yi mu am ci président de la République xëy na ñi ko xamul ñoo ciy wax mais ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk Diourbel di ci liggéey élection yi ñu génn daf ci élection 2017 bii gis naa mais élection yi mais bu doon loolu attaqué président de mais bu doon loolu Modou Diagne Fada 2017 da doon attaqué président bu doon loolu mën naa la cee limal ñu bare donc du question loolu nit ki nga xam ne xam-xamam màcc na ci jàpp ci réew mi président daf la soxla ci wetam nit ki nga xam ne xam-xamam màcc na ci mu jàpp ci dëkk bi dañu ko soxla ci wetam donc li ñu ko jox lu mu maîtriser lu mu xam la loo xam ne du caageenu ne lii te élection yi ñu génn it wax dëgg yàlla waa Diourbel man nañu ma seede mitinu président bi muy ñëw la mu ca def man nañu ma seede mu ànd ak élection yëpp ak le ministre Dame Diop ànd ko liggéeyal ko Diourbel président de la République kenn ku ne gis na ko ñi dëkk Diourbel xam nañ ne it ku jàppale président de la République ci côté boobu la. bon loolu benn entre parenthèse la woon mais am na ñuy wax tamit ne Dame Diop aussi ministère bi waaye Diourbel la ko bëgg a féetaloo tak parce que Touba ak Mbacké moom Mbacké gisuñu ku mu fa jël. Touba ñu ngi dégg benn. je suis désolé région bi moom daal dafa jël lépp vraiment yemale ko. je suis désolé li ëpp solo ci ministère bi. bi ñu toogee Touba la ko yóbbu. muy daaju ministère bi. moo ko fa yóbbu wala président ko fa yóbbu. li ëpp solo ndax kenn ku ne xam na ne. ci biir ministère aussi dëgg la président ku fa yóbbu. parce que bu ministre proposé président mooy approuvé. tey képp kuy dugg ci cabinet ministre wala ngay dugg ci direction boo xam ne ci biir ministère bi la président mooy jël décret bi bind ne dugal naa la fa waaye nag sur proposition du ministre lay doon. donc man jàpp naa ne li ëpp solo ci ministère bi biñ ko jëlee Touba lañ ko yóbbu muy daaj te yëmut foofu. xam na ñu bari ñoo xam ne un jeune bu xam ne tey kenn ku mu ko tuddee ñëpp xam ne jàmbaar la liggéeykat la dekkal ngor ba léegi muy Khadim Sylla mi ngi ci parti bi mi ngi ci cabinet ministre bi. Khadim Sylla léegi mi ngi ci cabinet ministre bi donc muy Bambey it aussi un certain Moussa Ngobine mi ngi ci cabinet ministre bi donc man jàpp naa ne. kenn ku ne tuddugoo Mbacké de. ba tey Mbacké mais département Mbacké mooy moom département Mbacké boo ne Touba ne Mbacké ne kii. kon jeune Mbacké yi mën nañ jàpp nañ. dana ñëw ndax monsieur le ministre dafa commencé te yéggaleegul man jàpp naa ne te it mi ngi ci xelam ci fépp foo xam ne responsable nekk na fa. muy responsable yi nga xam ne ñi ngi ci région bi bëgg na sa jeunes ya fa nekk mu soutenir leen loolu da koy doxe da koy waxe parce que it buy dem département Bambey dana wax Mor Ngom maa ngi dugg département Bambey responsable ya fa nekk mu wax ko muy dugg département Mbacké dana wax Gallo Ba Cheikh Abdou Bali maa ngi dugg foofu responsable ya fa nekk yëpp mu waxtaan ak ñoom ne leen lii lañ fi wut jàpp naa ne kooku kon mi ngi associé li nga xam ne nii ñoo ko bokk ci biir parti bi di ko doxe maire yi nga xam ne ñoo nekk ci département boobu fépp fu ko président yónni bala muy dem fenn dana ne maire yi ak responsable yi kat président dafa ma yónni parce que loolu dafa am solo que président de la république ngeen nekkal ko ci gox mu di fa yónnee di fa dugal teraanga yow may responsable bi da nga war a xam ne président mi ngi fiy def dara loolu it bi mu njëkkee it loolu daf ko boole ci programme am ne man fépp fu may dem ña fa nekkal président laay jiital d'abord loolu it xam naa lu ñu mayoon ci waxtu wi dee bëgg a jeex mais mënuma la invité te duma laal tuuti si Ndindi parce que Ndindi moom yaa ngi fay nekk di xëccu rek mais ponkal dafa ne nag Cheikh Seck moom dafa mel ni Ndindi moom bayu muyu la fa dara. non pare yow da nga bëgg a samp sa candidat. effectivement déjà déclaré na noonu sunu candidat ndax dafa am ci kuréel yu nekk Ndindi boo xam ne suñu élection jubee kuréel yooyu dañuy dajale doomu politiciens ya fa nekk yëpp. ne ñun ñan ñoom ci bëgg ñu ànd ak ñoom nekk candidat. mais li ma jaaxal Mara yow
lan nga def Ndindy ba bëgg fa aussi nekk aussi maire bëgg fa jële Cheikh Seck quand même. élection yi ñu génn ci laa lay rappeler rek ndax aw ma de kii ndax nit fu mu nekkul du ma ko fa kii mais élection yi ñu génn kenn ku ne gis na ne 6 voix la ma rawee. élection. municipalité yi ñu génn. 2014 6 voix la ma rawee. te yoruma woon yenn moyen. sa liste bopp nga demaloon. liste APR laa demee mu demee liste parti socialiste. parce que foofu dañu séparé woon. d'accord bi mu demee liste parti socialiste am na ñeneen ñu mu àndaloon ñoo xam ne ci yeneen parti yu mu àndaloon moom. mais man liste APR laa demee 6 voix la ma rawee. bi mu ma rawee 6 voix mu am 14 voix yu irrégulier parce que dafa ñëw université wala wutoon jeunes yi Ndindy jël leen ne leen ñoo leen di superviser les bureaux de vote ñooñu dañoo dem voté ci ca bureau de vote yi te ci élection municipalité yi ki nga xam ne résidé wul ca commune booba jàpp naa ne waroo faa mën a voté pour tànn ne kii nga fa war a faral wala kii nga fa war a faral beneen bi nga wax ma lu am solo nga xam ne man jàpp naa ne Ndindy man maa leen ameel bor bu ma leen war a fay moo tax lu ma fa def dama du ma ko sax faral di wax ne dama def dans Ndindy wala dama wareef la sama digganteeg waa Ndindy ma di ko fa def damay faral di wax ne bu ma amee yére bu rafet bala may am la ma gënal dama koy sol dem ba Ndindy sol ko doxantu ca mbedd ñu xam ne am naa yére bu rafet ma doog a ñëw parce que loolu mooy sama nettiir loolu la ma sama papa yare loolu it la sama papa dugal ci sama bopp parce que it jàpp naa ne ay gor rek ñoo dëkk Ndindy ëpp ma fa juddu ëpp ma fa alal waaye su ma leen wooyee ñu wuy ji ma parce que it la ma séq ak ñoom la su ma amee danaa ko bokk ak ñoom su ma ñàkkee danaa toog ak ñoom waxtaan ak ñoom dañ xam ne man mii kat am li nga wax lépp dëgg la mais sur le plan politique seen coalition bi moom ça veut dire que àndu leen ànd bu sincère quand même. non mu sincère musu cee am parce que it ki nga xam ne tey parce que en politique ku fa nekk député jàpp nañ ne yow yaay fay moom la ñuy nuróol yaay responsable mais responsable bi nga xam ne dafa toog tey boo ko waxee mu ne parti socialiste laa fa nekkal di doxee yëfi parti socialiste ñun ñi nga xam ne dañ fa nekkal APR nag di ndey mbili gi nag dañuy doxal suñu yëfi bopp sincère moom mosu cee am je vous dis vrai moom sincère moom diggante ànd parti socialiste ak APR biir Ndindy sincère mosu caa am. kon daal mën nañ jàpp ne Mara moom candidat la élection municipale. ak élection municipalité yi effectivement candidat lañ. bon li ñu mayoon si waxtu wi nag daanaka jeex na lan ngay tàggoo mbokki internet yi. li may tàggoo mbokki internet yi di leen sant di leen gërëm di sant vraiment BFTV di télé boo xam ne nii il est temps nag ñun ñëpp ñu jàpp ci parce que ay jeunes lii Dame Diop di faral di wax rek naan ay ndaw fépp fu nu nekk pour engager wu jàpp ci leen ñun ñëpp dañ ci war a jàpp. may lancer un appel à tout le monde que lii nañu ci jàpp parce que sunu alal la ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ. di leen remercier di leen suivre nag vraiment yéen a ngi def liggéey bu am solo boo nga xam ne ni sénégalais yëpp ñu ngi koy apprécier. parce que depuis boobu ba léegi ay ndaw laa gis ngeen di promouvoir ay ndaw di ci jàppale loolu moom ñu ngi leen ciy sant. di leen ci gërëm di leen di wax nag ne leen affaire bi moom nii la rek. président Macky Sall fii la jaaroon ba tey ba lépp mu dikk fi tey maa ngi la ci remercier di la ci sant di la ci gërëm di la féliciter bu baax a baax a baax. jërëjëf mbokki internet ji loolu mu ngi nekkoon seen émission Jokko du dimanche tey nag ñu doon dalal benn jeune comme ni ñu ko waxee Mara moom tamit vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm si disponibilité bi vraiment suñu xarit la suñu lépp la et ñu leen di jox rendez-vous incha allah si yeneen émission dimanche bii di ñëw si yeneen émission Jokko di dalal yeneen kàngam politique di gërëm suñu réalisateur Biram jërë ngeen jëf.